asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV ginnaaw mbirum Kara sécurité meneen mbir mu dal ci guide religieux bi di Serigne Modou Kara ak ki nga xamante ni moo di Pape Bouba Diallo nekk policier bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci ay vidéo mu daal di sukk ci tànk kii di Serigne Modou Kara ci période màggal bi foofu ca Louga ci palais Djily Mbaye moom policier boobu nag ginnaaw loolu le dañ ko mujjee dàq ci police daal di koy rajee simmi mbubbu policier am boobu ndax jëf jooju nga xamante ni moom la doon def di tuutal li nga xamante ni moom mooy tenue bi mu doon sol ba tax na ñu daal di koy dàq ci police mu nekk mbir moo xamante ni moom ci boppam moom Pape Bouba Diallo wax na ni rëcc wu ci dara ndax ki nga xamante ni moom la ko defal ku ko jar la te moom nooy la yaakaar tey ak ëllëg loolu tax na ba rëccuwul benn yoon li nga xamante ni moom la def. kii di Serigne Modou Kara nag réagir na ci mbir moomu daal di wax ni l'heure commence à être grave maanaam mbir mi ngi commencé di ëppi loxo loolu nag moom la mu publier foofu ci page Facebook am ci mbir ginnaaw bi nga xamante ni sanctionné nañ kooku di taalibam di Pape Bouba Diallo te mu wax ni rëccu ci dara. kii di Serigne Modou Bousso Dieng moom itam àdduna ci mbir moomule di wax ci mbirum police boobu nga xamante ni moom la ñu fitti ndax jëf jooju mu defoon di wax ni loolu dafay tuuteel li nga xamante ni moom mooy réew mi ba pare dina tuutal tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa diine yi ndax kii di Antoine Diome def na lu gën a garaaw loolu te kenn sanctionné to ñu jàll ak yéen ci mbirum étudiant bi nga xamante ni moom moo amoon feebar en médecine. kii di njiitu réew mi président Macky Sall jël na en charge lépp li nga xamante ni moom moo jël ci wàllum paj mi ginnaaw bi nga xamante ni doon nañ ko ketal ci réseaux sociaux yi moom njiitu réew mi mujj naa àddu ci mbir moomu lee daal di jël lépp li nga xamante ni moom moo àddu ci faju kooku nga xamante ni moom moo doon étudiant bi nga xamante ni moom moo nekkoon en médecine. ñu jàll ak yéen ba léegi ci wàllum politique ak mbirum levée du fonds bu Pastef. kii nga xamante ni moo di Mame Sène àdduna jëmale ci mbir moomu di comparer parti Pastef ak Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay géwal yi di yalwaan moom sax yemul ci loolu wax na ni parti Pastef ak Mbaye Pekh ñoom ñoo yem loolu mooy kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko ci levée du fonds bi nga xamante ni moom la amal ndax jàpp na ni parti bu demee ba di yalwaan di dunde waratul am parti dañ ko war a dissoudre. ñu jàll ak yéen ci mbirum kii nga xamante ni moom moo nekkoon directeur général bu Dakar Dem Dikk di Moussa Diop moom ginnaaw sortie bi mu defoon di dal ci kaw njiitu réew mi ak li nga xamante ni moom mooy Dakar Dem Dikk ak doxalin bi ci amoon mbir moomule ba léegi moo ngi wéy di def polémique ginnaaw bi nga xamante ni moom sax wax na ni amul lenn loo xamante na ko ameel na ko dama Dakar Dem Dikk waaye Dakar Dem Dikk moom moo ko ameel dara ndax def fa lu dul ñàkkee fa xaalisam mu nekk acte boo xamante ni acte bu ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk foofu la ca Dakar Dem Dikk wax ni du kàddu yu jaar yoon ba tax na ñu jàpp ni li nga xamante ni moom moo doxoon ci digganteem ak Dakar Dem Dikk bokk na ci coow lu mu amaloon ak ay supérieur yi nga xamante ni ñoom ñoo doon gérer société boobule. ba tey ci wàllum dem dikk boobule am na ci benn car boo xamante ni doon woon dem foofu ca Cambérène li ko waral nag wax nañu ni dafa amee woon problème ak ki nga xamante ni moom mooy guide religieux boobu nekk ca Cambérène looloo taxoon ñu daal di interdit ligne soos boobule muy accéder foofu ca Cambérène. ñu jàll ak yéen ci mbirum conseil des ministres bi nga xamante ni moom lañ doon amal tey ji en vidéoconférence ci conseil des ministres boobule bokk na ci liñ ci waxtaane mbirum programme de vaccination yi nga xamante ni moom la ñuy waajal waaye itam ci ndogal yi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko ci période bi nga xamante ni nekk na période de crise sanitaire ba tax na muy woo yenn ci ministres yi nga xamante ni ñoom la ñu concerné ñu daal di gën a dëgëral daan yi nga xamante ni ñoom la ñu teg waaye itam di wax ci di ministre bi nga xamante ni moom moo yor wàllum logistique ak ressources humaines ak finance ñoom itam ñu daal di rassembler seen ay moyens pour mbirum infrastructure yi nga xamante ni moom lañ doon waaj a jëmmal. waaye itam ba tey ci wàllu mbas mi bokk na ci stratégie yi teg premièrement ñu daal di respecter gestes barrières yi deuxièmement ñu daal di réadapter fonctionnement bu établissement yi nga xamante ni ñoom la ñuy enterrer ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee doomu jàngoro bi di hôpitaux yi ak centre de santé yi. quatrième point bi nga xamante ni ba léegi ci wàllum doomu jàngoro bi la muy déployer
avec sunu nation bi nga xamante ni moom mooy dispositif de prévention yi nga xamante ni moom la ñuy waajal ngir xeex mbas yi ci Dakar Thiès ak yeneen régions yi nga xamante ni sax nekkul ñaari régions yooyu nga xamante ni ñoom la ñuy concerné état d'urgence ak couvre-feu bi. ba tey ci plan yi nga xamante ni teg nañ ko bokk na ci surveiller une éventuelle mutation du virus maanaam ñu daal di xool bu baax ndax coppite amul ci virus bi ndax ni muy yokkoo ni mu amee doole. di féliciter tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy aéroport international de Diass ci contrôle yi nga xamante ni ñoo ngi koy amal ci vidéoconférence boobule ba léegi bokk na ci yi ñu wax di wàllum logement yi nga xamante ni moom la ñuy waaj a amal foofu la ci Diamniadio ak foofu nga xamante ni moom mooy sa Lac Rose lépp ngir waajal li nga xamante ni moom mooy mbirum 2021 bi nga xamante ni moom la ñuy aborder ci wàllum infrastructure ak yu ci aju ginnaaw mbas mi nga xamante ni moom moo écœuré population bi waaye moom njiitu réew mi moo ngi woo itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllum dam ak dikk bi ñu daal di gën a taral seen ay daan waaye itam di woo ñu respecté bu baax mbir yooyu nga xamante ni moom la ñuy teg même su fekkente ni sax du Dakar ak Thiès. ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu oto yi nga xamante ni ñoom ñooy oto particulier yi nag bokk ci ñaari régions yi ñu concerné état d'urgence ak couvre-feu bi di Thiès ak Ndakaaru wax nañu ni seen visite technique dañ leen di ajandi ba jëmmi jamono waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci yeneen régions yi ñoom ba léegi dañuy wéy di amal li nga xamante ni moom mooy contrôle technique waaye ñi bokkee ci fii ci Dakar ak ci Thiès ñoom seen contrôle technique dañ koy ajandi ba le 31 mars bi ñu jëm ki ko annoncé moom mooy kii di ministre des infrastructures et des transports terrestres. ba tey ci wàllum vaccin yi ginnaaw kàddu yi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati na ko ci wàllum vaccin bii di COVAX wax na ni Sénégal am na yeneen i discussion yu ñu amal ngir gën a dooleel gën a bari li nga xamante ni moom mooy vaccin yi ngir prévention wu lii di doomu jàngoro bi lakkal askan wi lépp. moom kii di Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé daal dina wax ci 2000 doses yi nga xamante ni Sénégal ñu ngi koy amal waaye bokk na ci participation bi ñu participer ci organisation mondiale pour la santé yeneen ay wax yu ñuy waxtaan ci beneen vaccin buy wuyoo ci turu Sinopharm waaye seen objectif nag bokk na ci vacciner 20% population sénégalaise bi ndax loolu mooy li nga xamante ni organisation mondiale pour la santé tënk na ko te Sénégal bokk na ci ay mébétam ñu daal di dem sax ba lu ci ëpp loolu lépp ngir prévenir doomu jàngoro bi ginnaaw bi nga xamante ni ci 20% yooyu ñu war a vacciner ñi ci war a commencer bokk na ci personnel de santé yi. ñu jàll ak yéen ci mbirum Diop ISEC ginnaaw àtte bi nga xamante ni dal na ci kaw kii di Aïssatou Seydi nekkoon jabar ci Diop ISEC moom nag àtte boobu dal ci ndoddam ñu daal di koy tere mu génn territoire sénégalais yi mujj naa dem foofule ca kërub Diop ISEC bi nekk fële ca Sacré-Cœur daal di fay attaqué ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci kër googule ci benn vidéo boo xamante ni moom la ñu gis ci réseaux sociaux yi muy circulé mu nekkee fa anam boo xamante ni xadar ak li nga xamante ni moom mooy naqar ak njàqare ginnaaw ndogal li dal ci ndoddam ba tax na mu fas yéene jënnee naqaram foofu ca këru Diop ISEC gi nekk foofu la ca Sacré-Cœur. ñu jeexale ko ak mbirum ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def piscine party fële ca Almadi ñooñu nga xamante ni ñoom la waa police teg loxo ndax violation état d'urgence bi ñu amaloon foofu ca Almadi am na 42 yoo xamante ni dañ leen a arrêté ginnaaw bi ñu leen tegee loxo am na ci ñeent ñoo xamante ni dañoo amee doomu jàngoro bi di coronavirus ba tax na ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu ca palais de justice ba dañ leen a mettre en quarantaine ngir bañ ñu wàll ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen waroon àtte kon seen àtte dañ koy ajandi ba jëmmee jamono. mbir moomu nag ñu fàttali ni mi ngi amoon foofu ca Almadi police su Ngor ñoom ñoo daloon foofu ci seen kaw bett leen ci benn piscine boo xamante ni gis nañ fa bépp xeetu ñaawteef gis fa itam bépp xeetu li nga xamante ni moom la ñuy defee fet ay sisa ay sàngara ak leneen lu mel noonu ñenn ñi nga xamante ni nag jotoon nañoo rëcc dañoo tëboon jaar ci miir yi fu waaye xam dal fa ginnaaw bi nga xamante ni waa police intervenir woon nañ leen par surprise ñiñ teg loxo nag. am na ci ñoo xamante ni dañoo amee doomu jàngoro bi ba tax na ñu daal di mettre ñoom ñëpp en quarantaine jërë ngeen jëf.